am lu ko naqari Ousmane Sonko bu dee am naqar loolu dong lay am naqar parce que askan ñu ko fal mu dig leen loolu bu ko deful à grâce que Diomaye Faye mi nga xam mooy nekk président de la République nekk chef suprême de magistrature moom moo ko war a diriger pour def ko bu ko deful mais Ousmane mi nga xam moo ko fal ba pare wax ak askan wi su boobaa askan wi si Ousmane la ñuy dal mais kenn dal si kaw Diomaye mais est-ce que yow war nga dem di def médiation alors que yow da nga définir sa position waaw yow nee nga fële nga far ba pare man Ousmane laa àndal man xaw ma Diomaye mais Diomaye mooy président de la République ñaareel bi maanaam man fu ma jàmm fekk dama koy dooleel du ma suuxat ay parce que ay du yem si bopp borom man bokkuma ak ñi nga xamante ne dañuy wax ngir alal wala ngir poste wala ngir tur bu dee tur Sénégal bis bu yàlla sàkk ñu tudd ma téeméeri yoon nit ñi xam nañ ma bu dee alal maa leen ko ëpp la ñoom ñaan ñëpp bu fekkente ni waaw dafa am ñoo xamante ni tey dañuy wax ngir poste dañuy wax ngir alal mais gëmuñu Ousmane Sonko gëmuñu Diomaye Faye dama lay wax lu wér. man seen intérêt moo leen fa teg man na comme loolu faat na si man soxlutuma tur parce que yàlla sama tur ñëpp xam nañ ko soxluma poste parce que falu naa ñaari yoon soxlaatuma ko mu fal bu dee alal maa leen ko ëppale Sëñ Tuubaa mooy sama maam mënuma wax lu du dëgg si man parce que ñoom li ñu yor ñoom ñii tey muy nguur yor naa ko ba noppi kon lan laay daw lu du jéem a xool jàmmi réew mi ak ki nga xam ne am naa yéen yàqi ni man ni ma bëgg réew mi muy Ousmane Sonko war koo defar moom noonu la bëgg réew mi te mën na koo defar gu ëpp man gi ma ko war a defar man kooku laa war a mën àndal pour jàppale ko parce que 2024 dama taxawoon ni ko boo nekkee candidat man du ma nekk candidat waaw wala déet nekkul candidat ki ma joxoñ doyuma parce que lii laa gisoon ànduma woon ci ki ma joxoñ 2029 mi ngi ñëw moom laa bëgg mu nekk candidat pour doxal Sénégal dressé ko defar ko parce que loolu laa am yéene mais kooku man dama koy protéger ngir ba 2029 mu mën a jiite réew mi parce que Ousmane Sonko dafa sonn mënoo sonn si opposition ñëw ci nguur gi di sonn da ngay mujj sax da nga koy yërëm parce que man da nga naan Ousmane Sonko mi lan la def wala lan la ko yàlla bëgg a tege nattu ba nga xam bis bu yàlla sàkk bëgg réew mi kese moo ko sonal te comme yaakaar nga war ko. lan mooy solution bi. li solution yi mooy li Ousmane bëgg Diomaye def ko. mooy lan. defar réew mi ñu sàcc xaalis réew mi teg leen si yoon ñi rey askan ñu teg leen si yoon ba pare jéem a xool ñi nga xamante ni ñooy fameem ànd ak ñoom pour que mën a diriger Sénégal ba liñ soxla si réew mi. soxla ko si moom man ko def loolu kese mooy solution bi. gis-gis gi ci berum daara gi nga xam ne Diomaye def na ko. loolu tamit pour le moment jàpp naa ni. bu nee ba cëppaandaw ga Diomaye day jël coalition bi jox ko Pastef. yow loolu nga gëm. loolu laa gëm. est-ce que bay wayu mbuus. parce que li mu wax ni Abbas. léegi ñu ngi jéem a remettre en cause parce que am na benn photo bu viral Babacar boo ma mënee illustrer ñu wane leen tay palais ñu recevoir fa ay élèves ba pare ñu gis leen ñu ànd nii di dox ci tapis rouge bi comme d'habitude. ak li xew yëpp. man daal li ma gëm mooy bu suba jotee ñu ne la Diomaye Faye déclare ne Ousmane Sonko mooy candidat am jël na coalition bi seel ko si biir coalition bi. bu mu leen bett. loolu moom dina doy waar di. kon jaratul ñuy loolu évoquer débat ou démission wala limogeage. Ousmane du démissionné parce que mooy procès bi. limogeage bi nga tey xam nga ñëpp suba ñu ngi xaar conseil des ministres mën na ko dàq. mënu ko dàq te mu koy dàq. mënu ko dàq suba parce que nit ki boo koy dàq doo ko dàq si li moom. Ousmane moom yëf yi te nga bëgg ko dàq. parce que moo tax nga nekk dama ne ñu bëri ñu ngi njortu. non xam nga ñuy njortu mooy ñi nga xamante ni bëgguñu jàmm gis nga dafa am ñoo xamante ni tey bëgguñu réew mi mooy ñu yore woon réew mi tey ba jóge ci réew mi bëgguñu Sénégal parce que mun ñu yàq réew mi sàcc xaalisu réew mi ba pare tey ñëwaat bëgg a fexe jaxase ñoom ñaar pour réew mi daanuwaat ñu ñëwaat loolu kenn du ko accepté képp koo xam ne ab Sénégalais nga bëgg nga lu baax lay sa rôle di sa waru gar mooy nga défendre Ousmane Sonko ak procès bi ngir ko ñu mën ko réussir parce que ku ko deful bu Sénégal daanoo yow la daanul parce que ñi nga xam ne tey ñoo fa wax nii ju tal-tal yi wax nii ñu si bari mais kenn war a jox micro parce que lu am ci réew mi ci lu ñaaw ñoo ko fi indi tey bu Sénégal duggee si jafe-jafe yi ak guute gi nekk nii moo ñi yoroon réew mi bu njëkk ñoom ñoo ñu ko yóbbee mais est-ce que kooku daan tax nga am ñaari at nga gis ne ñii ñi ngi doxal toog na ñaari at amuñu financement li nga xam mooy FMI amuñu financement banque mondiale yëf yaa ngi dox sàcc bi jeex na rey askan wi baritu fi léegi tey nga bëgg a taxawaat bëgg a indiwaat loo xamante ne day indiwaat ay fitna ak ay féewaloo heure boo tëddee nga ñaan pour ñoom ñu tàggaloo pour yow nga mën a am ñëwaat si réew mi pour la nga sàccoon ñu bañ koo waxaat loolu tamit ku ko def ku nekk da nga xam ne noonu réew mi nga Ousmane Sonko mooy procès bi mooy réew moom la nit ñi àndal te jamono yi may wax ni ci la Ousmane Sonko ëpp doole ci démb parce que léegi la nit ñi gën a ëpp yërmande
parce que trahison bi ñuy jàpp ni mi ngi am digganteem ak ki nga xamante ni moom la dénkoon procès bi yaakaar naa ne loolu su boobaa ñun li ñuy war ñun en tant que gardien en tant que kilifa diine ñu xool nan la ñuy mën a fexe ba jàmm am seen diggante pour intérêt Sénégal parce que kenn ku nekk mën nga dox la ngay dox ba réew mi am jàmm bu nee ba 2029 su boobaa Ousmane Sonko nekk candidat bu fekkente ni dem na ab 2029 Diomaye day nekk candidat mais ñun majorité Sénégal ah Ousmane la ñuy fal. alors jàpp nga ni kon fii ba 2029 ñoom ñaar mun nañ ànd en parfaite harmonie. waaw xam nga moom suba ñëwagul mais man la ma gëm. mooy tant que Ousmane Sonko mi ngi bëgg di nekk day nekk. kenn mësu dara parce que bu Ousmane Sonko nekkatul premier ministre. su boobaa réew mi kaw lay doon. balaa may jàll ndax Mimi Touré ak Abdourahmane Diouf dinañ ko yombal parce que ci seen discours. mel na ni effectivement yaa Moussa waxaguñu 2027 mais ñoom ñu ngi projeté sax. 2029. xam nga lu yàqu sa réew mi. ñooñu bokk si di ko yàq. parce que ay fumiste lan. bëgguñu jàmm gëmuñu réew mi. Macky Sall àndaloon tey jii waruñoo fekk ay ndaw yoo xam ne dañoo liggéey ba ak si fii même pas fukki fan ak juróom nga ñu dugg si coalition bi ñu jox la ay poste responsabilité bàyyi ñu fi ñun ñi àndoon ak Macky Sall te lu leen fàtt ni man bokk naa si ñi Macky Sall njëkk a tëj ci procès Ousmane Sonko bi. en tant que député 2022. ñu ngi koy fàttali may jàppale Ousmane Sonko place l'Obélisque man la njëkk a tëj si député jàppale leen ñoom ban falu ñu taxawaa ay nit taxaw bëgg a yàq seen diggante man tëdd ga ma tëdd kaso kon ngir défendre procès ak démocratie lan lay jariñ te ban ma tëjee kaso Mimi Touré mii dafa def point de presse fii si permanence APR war na Cheikh Abdou Wade dañ ko war a tëj parce que la mu wax jaaruwul ma ànd ak Ousmane Sonko fii def premier anniversaire Bignona dugg si hélicoptère boo xam benn xandal ba baaxul benn xandal bi ba baaxul unis bi nga xam bu hélicoptère bi daanoo man damay faatu ak ñeneen ñi àndoon ak ay dëmboo ñoom ñëpp tey ji ñu dem défendre démocratie tey ji ñi taxawoon foofu si permanence APR bi dañuy xas tey ñu ñëw bëgg aaki mooy procès bi bëgg aaki moo nguur gi di xas Diomaye Ousmane Sonko ak ñi mu àndal loolu yaakaar ni gor dana ko def loolu du yëfi gor parce que ñoom ñaar ñii tey jii kenn ku nekk di wax la ngay wax nii te la ngay wax gëmoo ko te mënoo feesal maanaam benn cabine téléphonique parce que kenn mënu see gagné sa base mais ñoom nee nañ cabine téléphonique yëpp dinañ ko installé ci réew mi kenn mënu see gagné sa base kon jàpp naa loolu bu fekkente ni am na tey Ousmane Sonko xam na ni tey jii ñoom ñii ay wax la des ak wax ju ñaaw mais li am solo mooy ñun ñi nga xam ñoo bokk ci coalition APT nga xam te kenn ku ne am nga base politique parce que kenn du wax ne Cheikh Abdou Bara Dolly amul base politique mais xam nga coalition boobu ku mel noonu bu fekkente ni dafa bokk ci coalition Sonko war a jàppale Ousmane Sonko nga gis ay nit yoo xamante ni tey jii ñoom fukki fan ak juróom parce que mënoon naa def ni def man bu ma neexoon ñoom ni def ma def ko parce que man ngelaw dama mëntu yóbbu parce que damaa diis mais comme ñoo xam ne ni ngelaw laa ngi fi di dem ay xob lan dañuy dem pour que maanaam fekki affaire pour mën see bokk ëllëg loolu moo tax parce que mënoo bokk ci nguuru Macky Sall nekk fa directeur ak Idriss Seck yow nga nekk maanaam président premier ministre ci nguuru Macky Sall responsable Macky Sall def ci réew mi yëpp nga bokk ci tey jii nga taxaw bëgg a ñëw fekk ñoo xamante ni dañoo xeex ba 86 personnes faatu si nga bëgg a dox seen diggante mais kooku ku ko def da ngaa bañ a réew mi bu ko mais Diomaye nangoo coalition nag boobu ngay wax ñun dañoo jéeg saay déggatuñ ci benn information coalition mi ngi dox parce que ñun dañuy liggéey depuis problème mu superviseur bi ci diggante ak coalition bi docteur mi ngi Aminata dox Touré ak madame coalition bi Aïssatou Aïda Mbodj. Mbodj mooy présidente coalition bi ok APT d'accord Aïda Mbodj mi ngi koy seere bu rafet mi ngi liggéey bu am solo mi ngi koy yaatal fi may wax ak yow nii y a 250 membres yoo xam ne ay chefs de parti ak ay mouvement ñu ngi si biir coalition bi alors coalition APT bu bees APT bu bees bi kon xanaa kon moo tax ngeen bëgg a dem ndogu ji fële Azalaï waxtaan la ok parce que comme premier ministre moom ñun war nañu gisante ak moom pour waxtaan jàpp na ni waxtaan bi mënul jël maanaam suur yi nga xamante ni état bi daf koy liggéey mu jagleel na ko comme mercredi bi ndax liggéey la état la mu jël suur bi nga xamante ni férié la moom moo ko moom marché noppalu mu ne day waxtaan ak ñi nga xam ñoo koy jàppale samedi am na sañ-sañ Samedi. loolu moo tax samedi insha allah ñu war a gisante ak moom Azalaï. pour toog ak moom waxtaan ak moom Ndogu. non yaa Moussa loolu foog ma demalaat la ci déet bu ma la ko waxul sax war nga ko xam waaw Azalaï samedi insha allah rencontre yéen waa APT waa ak APT coalition seen leader APT. ak Ousmane Sonko ak Ousmane Sonko waaw le président parti Pastef suñu leader suñu candidat 2029 waaw kon D'accord. samp nañ samp nañ ko man mi wax ak yow dinaa def congrès sama parti pour investir Ousmane Sonko insha allah incha allah kañ nga ko nar a def non ñu ngi si insha allah comme maa ngi doog a ñëw après correct daan si waxtaan ak li nga xamante ñoo nekk coordinateur bi yëpp mu ñibbisee ñun la njëkk a accordé Yéen laa njëkk a accordé waaw. émission bi Sortie macha bi. allah loolu am na solo kon na sa waa parti pare insha allah investiture nekkal Waaw. fi askan bi nekkal fi askan wi mais est-ce que da ngay nekk yow candidat Touba Ousmane Sonko waaw Non, candidat maire mairie. Ousmane Sonko maanaam mooy sama candidat 2029 mais Waaw. candidat maire Touba man maa koy doon insha waaw allah yaa koy doon ah moo si le candidat insha allah ah 2027 Touba moom dina non mais kon serré. loolu
ne la mbokk Touba seetaan nga def une déclaration solennelle. parce que man dama am yéene bu rafet jëme ko si Touba. te Touba ku ne xam ne liggéeyal naa ko. mënoo dugg Touba ci benn quartier te néewoo Cheikh Abdou Bara Dolly moo fi indi courant bi moo fi dox ndox mi moo indi machine wal yi moo jàppale jigéen ci financement moo def li moo def li Touba kenn mënu ko doxal te bokkuma ci. loolu yàlla moo ko def. Touba gis na ni maire ba fa nekk parce que 50 milliards ba mu ko joxee ba léegi si ñaar fukki at yi jaar na ci budget bi te gis ñu lu mu def Touba. am naa sañ-sañ en tant que doomu Touba ak projet bi ma yor pour laaj baatu Touba pour ñu dénk ma ko ma doxal Touba. benn projet yi may njëkk a def Touba dinaa fexe ba élèves yi jàngi diggante Touba Mbàkke kenn du fay. diggante Touba Mbàkke dinaa fi indi maanaam li nga xamante ni mooy genre BRT boo xamante ni ay train ay kii lay doon ay car la yoo xamante ni ñooy baagante. ci diggante ñaari autoroute yi pour que maanaam loolu. waaw dama koy wax rek pour Touba xam ni maa ngi si projet yooyu noonu. incha allah fan yi bëgg naa balaa koor gi jeex. daan présenté ñi nga xam ñoom laa si àndal. ak sëriñ bi ki yore kàddu yoonu murit ngir que maanaam ñu gis projet boobu noonu. am na ay partenaires yoo xamante ni dana def Touba maanaam ville verte. incha allah pour que dimbale Touba ci jafe-jafe yi muy dund. rawat ndaw ñi ak jigéen ñi pour que génn leen parce que Touba ni mu toll. ville bu toll noonu tey mën naa toll ginnaaw Dakar bit seen war naa mën a defal seen Touba. mais gis na ni li ëpp solo nag mooy inondation mooy gis na ni Touba ka fa nekk jéem si dara. même mairie bi bu tawee day taal. problème waaw Touba du xalif bi moom mooy choisir maire bu fay nekk. waaw xalif bi mooy choisir maire ba fay nekk mais en tant que doomu xalif bi am naa sañ-sañu bëgg ba pare wax ak sëriñ bi mu choisir ma. du ay vote quoi. waaw maanaam si liste ngay nekk liste bi dañ koy wote waaye sëriñ bi mooy tànn ka fay nekk ak ña fay nekk le dernier mot revient au te c'est sûr que ni sëñ bi moom xam na ni bëgg naa xam na ni mën naa te bu tànn dee jox dana ma tànn insha allah en tout cas na ma dalal xel Touba yëpp xam ni man maay nekk candidat Touba insha allah loolu baax na sëñ bi dinañ dëkk ci yeneen point Ismaïla waajalal ñu lu tàng wasgo chego waaw le temps Cheikh Abdou di souffler tuuti ma ñëw ci Abbas ba fu waxoon nañ ko fi xanaa waxaat moom dikkaat ci li xewoon samedi rek ak li ci jur ci juddu ci rebondissement. xam nga ñun nous sommes des témoins de l'histoire moderne. ay journalistes lañu. ñoom cuun yi c'est des témoins du droit parce que ñi ngi jàng la amoon di ko actualiser ak tey di projeté wu fa ñu jëm. kon jàpp naa ni réew mi bu kenn jéem a nax kenn ci li fi amoon. l'histoire est têtue. diir bi dafa gàtt trop. matul 10 ans. les discours individuels ñi ngi fi. ak ñi demoon couverture. ña demoon ca couverture yi ñi nga fond sonore yi ñi nga visuel yi ñi nga lu ne. kon bu kenn jéem a nax kenn yaa Moussa. la honorable wax mooy dëgg. Ousmane ku mu newoon yowa jamono jooju. parce que tamit dañuy nangu la borom bi def ci nit may ko parce que chaque histoire a un témoin oculaire mais un leader bi diriger effectivement certaines grandes réalisations certains grands projets boo demee États-Unis am na tur yoo xam ne boo ko tuddee rek ñu xam ni que ni c'est quelqu'un qui a marqué son temps. comme tey boo tuddee Donald Trump tey xam nañu ni que ni c'est quelqu'un qui a marqué les temps modernes en tant qu'un président conflictuel loolu mooy li am foo dem moom mooy taal ay foyer de tension. bëri fitna. oui fitna le président le plus fitnatul s'appelle Donald Trump. loolu la yàlla def. loolu la histoire def wala fitnatul international. xamuma boo ci jël rek mais au moins biir bi mu fi nekk gis nañ ko. boo tuddee le président Sarkozy en France xam nañu ni que ni c'est lui qui a commandité de bout à bout la mort du leader charismatique de l'Afrique et cetera. Mouammar Kadhafi. kon nag tey ñun buñ ñu bëggee gëmloo ni 3 choses. Ousmane Sonko n'a pas porté la candidature du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est archi faux. Parce que fii la ñu fekk. ñu dégg ko avant bi ñu nekkee kaso génn kaso ba keroog ñuy toog azalaay. président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci boppam mu taxaw waxal boppam gërëm rendre hommage. tey. qui portait la coalition Diomaye président moom ci wàllu boppam mën naa la tegal léegi fond sonore
bi muy rendre hommage un vibrant hommage au président Ousmane Sonko d'avoir choisi Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme candidat. kan la noonu. moom Mimi Touré. ok. maa ngi fond sonore bi dinaa ko teg léegi nit ñi dégg ko. moom Abdourahmane Diouf mii di wax. taxaw na seede avec un fond sonore allant dans ce sens. kon kenn bu mu ñu gëmloo ni le porteur du projet se nomme Ousmane Sonko, le désignateur du président se nomme Ousmane Sonko et Pastef les patriotes ont porté la candidature pour que Diomaye devienne le président de la République du Sénégal. beneen aspect bi te bu ñu ko kenn gëmloo mooy la caution bi ça a été porté par Pastef les patriotes. mais Abbas boo paree tam dinaa la laaj leen. bu ñu toppee ni ngay relaté fee ni waaw ak ñoom waa coalition Diomaye seen version gi ñu indi. kon da nga bëgg wax ni. ñii taxaw tey di réclamer wala di revendiquer. solo wala taxawaay wi nga xam ne ñoom tam indi nañ seen apport. kon da nga wax ni ñoom doonuñu ci dara. c'est-à-dire la coalition Diomaye wala ña ca nekk wala ñi ñu gis tey ñu wër Diomaye ñoom. dara defuñu ko si. yaa Moussa. waaw. C'est pas un parti qui est allé aux élections mais c'est une coalition. gis nga coalition da ngay soxla des services juridiques mu am des techniciens du droit yu taxaw pour porter les affaires juridiques de la coalition. da ngay soxla des politiciens à la base. boo demee Touba da ngay xam ni que ni Touba pour ma am fa tel pourcentage foog ma ànd ak sëñ Baara wala foog ma ànd ak diw ma ànd ak diw. le ciblage commence. nga am ñoo xamante ni c'est des communicants ñooñu ñoo lay yoral réseaux sociaux yi. ñii ñoo lay yoral les médias publics ñii ñoo lay yoral lii ñii ñoo lay yoral laa. da ngay soxla ba soxla logistique nga gis des hommes d'affaires yu yore seen entreprise bâche te lu ne. sono chaise. sono et tout ñooñu ñëpp dañuy bokk ci coalition bi ñii dañuy gën a fës. mais am na ñu nekk ci terrain bi ci suuf ñoo ëpp doole ñooñu sax rawatina ñiy indi koppar am na ñoo xam dañuy financer tey ji nga yaakaar ñaata litre carburant ngay jënd pour une campagne ñaata oto ngay mobiliser ba ci ñi nga xam ne sax dañu yore ay parc automobile parfois dañ lay soutenir pourquoi parce que la politique est devenue une entreprise il faut que nga am toutes les composantes ba ci sax relation internationale da nga koy am pour que ñu porter la au pouvoir donc weddiwuma leen na ku nekk dem ak sa ngëm-ngëm mais ñun on parle de faits on analyse sur des faits lu ñu fekkee la li ma la wax du lu ñu nit di nettali parce que dañ ko dund lu ñu dund la yaa Moussa ñun màggetaguñu ñu ngi sunuy xel ñu ngi sunuy xalaat maintenant dans l'exercice du pouvoir mënuloo teree nit am ay ambition c'est tout naturel mais la réalité politique voudrait que nga analyser ni je serai toujours fort toujours cohérent en étant avec Ousmane Sonko qu'en m'éloignant de lui lu leer laa lay wax déglu li ma la wax gis nga garab bu taxawee banqaas bu génn rek dafa meññee ci garab gi mais ndeyu garab gi mooy racines yi et racine Pastef les patriotes dafa am ancrage national am ancrage international mieux mu am ñu ko gëm c'est-à-dire ñoom ñu ñenn ñi sax dañuy dem ba dañuy jàpp sax ci diine la ñu nekk je te donne un exemple tey dafa am ci bureau bi ma dugg ñuy waxtaan benn nit ñëw di ma féliciter affaire de doonu mu ne ma tu as un courage et cetera ñu waxtaan bi mu paree mu ne ma ñun muy neex muy naqadi quoi qu'il advienne Ousmane 2029 mooy suñu seul et unique objectif donc pour man la chance voudrait que Sénégal tey ñu am des convergences ci yenn points yi parce que mooy liggéey yaa Moussa moment bi dafa prématuré ñuy dugg ci jeu politique di ko samp
di ko samp ci espace public bi mais n'empêche je crois encore su fekkee mën nañoo gëm ni unité bi mooy li nga xamante ne mooy li ëpp solo dans l'intérêt de la nation sénégalaise parce que yaa Moussa honorable dafa wax benn kaddu boo xamante ni dama jàpp ni que ni kaddu gu am solo la mooy tey Sénégal dafa am défi yu bëri yu ko ceinturé défi yu bëri yu ko ceinturé jamais dans notre histoire ñu am des partenaires étrangers financiers yu téye seen poche jamais nit ñi ku ne da nga daan laaj heure boo laajtee ñu jox la baatrel la nga taxaw di doxal mais amuñu ko ci ressource propre lañ nekk di doxee kon l'un dans l'autre dama gëm ni que ni cette dualité doit être préservée bu ñu demee nag ñoom ñaar c'est des gens majeurs et vaccinés avec la médiation des personnes dignes de foi amul naa fekk buy ñëw di waxee nii pour intérêt boppam da ngay digne de foi nga jubale leen ñu xam ni que ni intérêt national bi bu taxawee en jeu ñëpp a war a ànd pour xeex ko défendre ko parce que on défend les drapeaux on défend des honneurs mais on défend aussi les leaders man loolu laa gëm. oo ci dolli mais la répéta par contre Yamoussa bëgg naa ñu rebondir ci lu actualité bi am na 3 dossiers judiciaires yoo xamante ni quand même bëgg naa cuun dama bëggoon pare lii rek d'accord kon allez-y kon da nga dégg nag sama waa ji allez-y kon non justice bi foog ñu laal ko parce que Cheikh Abdou mi fi cuun toog allez-y cuun am na loo xam ne kontaanu ko ci justice gi am ci réew mi du ci ñàkk mu amal ci position ci ni justice di doxee cuun kon yow ñu ngi ñëw ak yow ci justice bi jëwriñ s'il n'y a rien à ajouter ñu dem ci ñaareel pàcc bi rek ñeel wàllu yoon ak dossier yi ci laal la war a indi. c'est bien mën nañ dem ci ñaareel. soxna laal. ban la ñuy tàmbale. boo leen bëgg ñu tàmbale yow kay la ñuy déglu. acca kon weeru jigéen ñi alors jot nañu information comme ki nga xamante ne moom mooy imam Al Amin Dramé. convoqué nañ ko niki suba. mu war a dem wuy ji. waxaguñu nag motifu convocation bi exactement. mais njortu nañ ne daal sortie bi mu mujjee def peut-être. looloo waral ñu woo ko donc moom dina wuy ji suba yaa Moussa. imam Al Amin Dramé waaw. nekkoon collaborateur kër gi soxna laal la. defe naa ëllëg comme ni ñu jotee xibaar gi war nañ ko déglu xamaguñu. exactement motif lan bi la waaw convocation waaye li ñu bëri njort. am ma vidéo wala extrait bi nga xamante ni mooy circulé defe naa sëriñ bi dégg nga kàddu Al Amin Dramé yi nga xamante ni